voilà ñu delluwaat di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal di rafetlu vraiment ngeen ñuy déglu un peu partout dans le monde ñu dellu si waat ak suñu xarit suñu doomu ndey Momar depuis Espagne Momar delluwaat nañ si antenne bi ñu ngi lay nuyu encore di la remercier nga dellu si waat rek loo xam ne da nga si doon def rappel tuuti lu am solo la allo waaw xaaral il faut ma jëlaat ko je pense qu'il y a un problème de réseau ak moment. voilà ñu delluwaat dafa mel ni on a un petit problème de connexion mais dafay dem di ñëw Momar ñu delluwaat si waxtaan bu am solo lu ngay expliquer nii si deuxième tranche bi ak yooyu nga nekkoon si historique bi man je pense que est-ce que sénégalais yi tey xalaatuñu xaalis boobu pour que situation bu ñu nekkee ni ñu mun si jàppandu wax dëgg yàlla pour mun a stable. waaw Malick xam nga li nga xamante ne mooy aide Covid bi c'était diversement apprécié. est-ce que comprendre nga ni ma la ko waxee ci njëlbeen gi rek fii ci diwaanu Espagne lu toll ci première tranche bi mi ngi toll woon ci 30 millions. ñu amaatoon une rallonge de 250 millions. delluwaat amaat deuxième tranche de 250 millions. troisième tranche bi dugg na fi ba fi mu nekk nii mën naa jàpp ni ci li ñu wax fi mu nekk nii jeex na. d'un montant de 250 millions. li nga xamante ni moo dugg Espagne lépp mi ngi toll ci 780 millions Malick ci li nga xamante ni moo aajo ci aide Covid bi ci diwaanu Espagne. 780 millions de francs CFA. 780 millions de francs CFA. C'est pas possible. waaw 780 millions dugg na fii ci diwaanu Espagne waaw parce que boo xoolee li 30 millions ak 250 millions rallonge. deuxième tranche 250 millions troisième tranche 250 millions. oui boo defee addition bi jàpp naa ni 780 millions la lay jox. exactly. mais ci biir effectivement mais ci xaalis boobu yëpp nag 780 millions yooyu. buñ ko doon tey ji càmbar. lu 3734 personnes ñoom bénéficié wu nañ ci aide Covid bi ci diwaanu Espagne. ci 3734 personnes yooyu mën nañ cee ràññee 3460 yoo xamante ni moom dañu nekk ay personnes nekk en chômage wala ñu nekk en situation irrégulière wala ñu nekk ci secteur informel maanaam jënd ak jaay wala commission bi jugé ni c'est des personnes vulnérables. 120 aussi retraités am nañ ci li nga xamante ni mooy aide boobu 120 retraités. ak ñi nga xamante ni ñooy étudiants yi toll ci 51 ñi nga xamante ni également dañu nekkoon de transit te bloqué ci diwaanu Espagne ñoom aussi toll nañ ci 41 ñi nga xamante ni dañoo nekk ay personnes yoo xamante ni Covid bi dañ ca décédé seen parents yi ñoom am toll jox nañ leen li nga xamante ni mooy jox nañ 36 parents de personnes décédées ak 26 ñi nga xamante ni dañoo feebar ci wàllu Covid bi ba wér. donc situation bi noonu la tëddee fii ci diwaan Espagne li aajo ci wàllu aide li nga xamante ni mooy aide à la diaspora bi nga xamante ni Macky Sall joxe woon na ko dëgg la Malick pour rappel également lu toll ci 12000 et quelques inscrits woon nañu ci plateforme bi mais boo xoolee 3734 lañ ci jox donc mu nekk aussi un fossé boo xamante ni dëgg la waroon nañoo gën a repenser li nga xamante ne mooy aide bi associé ci les acteurs associé ci également les autorités bu ko defee ñu mën koo càmbar bu baax saytu ko xool na nga xamante noonu la gën a ñu mën koo defee waaye damaa jàpp ni li nga xamante ni moom lañ doon def nii wax dëgg yàlla dañ koo def au rabais xalaatuñ ko pensé wuñ ko donc am na tey jii ñu nga xamante ni jox la wax envoyé woon nañ leen des emails pour ñu compléter seen ay formulaire tey jii boobu léegi ñu ngi toog di xaar amoon yaakaar ne peut-être dinañ jot ci li nga xamante ne mooy aide bi ndax koo ni compléter ce dossier day yaakaar ne kat dina jot dara waaye am na ñoo xamante ne ñi jotul dara moo ëpp fuuf ñi nga xamante ne ñoo jot waaye nag aussi bu leen fàtte ne Espagne lu toll ci 200 000 Sénégalais ñi ngi fi
même si officiellement dañ naan ay 80 000 wala 70 000 Sénégal ñoo nekk fii ci diwaanu Espagne Malick. non Espagne il faut ñu xoolaat le cas de Espagne mais moment Espagne immigré yi dafa mel ni nga jël ñetti village au Sénégal wala ñeenti village nga boole ko ñoom ñoo nekk Espagne mais situation bi yow yaakaar nga ne état bi war nañu waat dugal ci loxoom pour franchement ñu dimbali leen parce que man lu may wax nii bu ñu ci taxawul catastrophe lay doon non du catastrophe lay doon Malick xam nga parce que dañ ko yàgg wax ñun Espagne toujours. du question dara du man c'est pas des considérations politiques wala dara. mais souvent dama naan ñun nous sommes traités en parents pauvres. boo xoolee dëgg la def nañ aussi effort ci wàllu aide bi def nañ ci effort ça aussi il faut le reconnaître dëgg la mais am na ay projets yu bëri yoo xamante ni fii waroon nañ ko mën a am amoon na ay aussi ay li nga xamante ni Sénégal yi nekk di waa Espagne waroon nañu am accès ci yenn projets yu nga xamante ni ñu ngi koy développer au niveau du Sénégal mais souvent ñun foofu ci fànn boobu wax dëgg yàlla parfois dañuy am ay problèmes sax pour par exemple savoir à qui nous adresser donc boo xoolee mu autorité yi sax fii du seen jëmukaay donc daal ñun Espagne daal nous sommes abandonnés laissés à nous-mêmes donc dina jaadu également ñun ñu xoolal suñu taxawaay xool voilà c'est dafa am problème foofu c'est dommage oh là là ouais on verra dafa am problème ouais il y a un problème day dagg c'est et puis appel direct là safarala dëgg la wax de lu mu wax nii fii lu am solo la suñu waajur yi nañ leen fonk foo munti dem si àdduna boo fonkul sa waajur seen àq wa sa lépp daf lay topp te ñu ngi si diaspora bi gaañ yi lépp lu ñuy def nañ ko defal suñu waajur yi lépp lu ñu am nañ leen ko yéene waaw suñu waajur yi nañ leen fonk lañ leen yéene lu baax nañ leen toppatoo nañ leen teg fu ñu leen war a teg dafa am solo. Sambala ko ibetuwaale jaabila voilà nee na mu ngi yóbbante ne boo leen demee si al dëkk ba
ngeen wax seen waajur yi ne seen doom yi ñi ngi àll ñi ngi ñaan ngeen ñaanal leen très important dëgg la est-ce que tey ñun tey ñu nekk ci diaspora bi tey suñu waajur yi ak situation lu xam ne ñi ngi leen di ñaan ngeen ñaanal diaspora bi sambala dëgg la situation boobu lañu toll ci diaspora bi waa Espagne ñi ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla taxaw te yàlla dina ko def seen xol dafa set dafa baax da ngeen baax di jàppale sénégalais yi lu ngeen am ngeen yónnee ko Sénégal doo leen torox doo leen sonn sëñ Baye Fall mu ngi leen di sañal sëñ Baye Fall mu ngi leen di ñaanal bu baax a baax fu mu nekk mu ngi ñaanal diaspora bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm am nañu Baba si ligne bi Baba ñu ngi lay sant di leen gërëm noo def. waaw Malick maa ngi fay bu baax. maa ngi ziare auditeur la voix des immigrés yëpp. fu nu munti nekk di leen baalu ak. di jéggulu encore une fois ni ñu koy defee rek. di jéggulu bu baax a baax parce que voilà nit matul. dëgg la. donc di dollu di jéggulu rek comme dañuy yëkkati kàddu te yenn saa yi mun na di am ñuy blessé ñenn ñi te du loolu mooy sabab bi. di jéggulu ñëpp di baal ak ñëpp. di ñaan yàlla may ñu yàgg di fekkee. lii nga xamante ni moom la ñu def fan yi passé di julli tabaski. yàlla may ñu yàgg di ko fekke di ko féete ci jàmm ak salaam. amiin amiin. di ñaanal ñi nga xamante ni dañu tëdd. yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat ci seen i activité amiin amiin. ñi fi génn àdduna aussi di leen ñaanal njëggal. yàlla xare leen àjjana. amiin amiin. waaw di ñaanal ñëpp macha allah. macha allah Baba di la sant di la gërëm yow tamit maa ngi lay baalu wax di la balaax yàlla jéggal ñu yàlla jàppale ñu aussi si lu ñuy def nii yàlla sàmm ñu yàlla sàmm diaspora bi parce que diaspora ba pilier la développement la pilier la nga xam ne ni waruñu ko fooyee dañ ko war a jàpp ak ñaari loxo dañ ko war a ñaanal dañ ko war a tete dañ leen war a taxaw donc je pense que la voix des immigrés loolu mooy idéologie am loolu la bëgg si yoon boobu la nekk n'est-ce pas Baba. effectivement xam nga mooy li ñuy yàgg di wax parce que nit ki looy wax di ko bamtuwaat rek. ça veut dire que ni kon am na loo xam war nañ ko ci jàngat. muy li may wax toujours am ñu bëri itam ñoo xamante ni gis-gis boobu lu am. diaspora bi tey Sénégal suñ doon seet ñi nga xamante ni tey ñoo gën a xarañ ci ay Sénégalais. ci diaspora bi la ñu nekk. ci domaine yépp nag. déjà loolu kon lu ndaw parce que ni ñu koy waxee. li nga xamante ni mën nañ ni bokk na ci li tax doomu aadama bi parce que nit du mat. waaye ci entre guillemets matuk doomu aadama. c'est ça. mi ngi doon ki nga xamante ni dañ ni soit dafa jàng wala mu tukki. waaw ki nga xamante ni nag dafa boole jàng ba pare tukki kooku mënut a yam ak ñi ci des. je pense que loolu lu jar a bàyyi xel la su ngeen xoolee rek par exemple dëkk bu mel ni Italie. tey dëkk ba fa mu toll. ak lanu man. ñu fàttaliku ci ginnaaw. ne ay at ñun nii nga xamante ni ñun les Africains dañ koy def. di ñëw Europe. un peu partout. Asie faneen ak faneen. di immigré. pour am lu nu yóbbuwaat suñuy njaboot. italiens yi dañ ko doon def. c'est ça. mais vous avez vu lan daan def. fu nu munti dem lu nu munti am. ci am ci xam-xam. daawuñu ko xeeb. lu mu tuut dañ daan daw dellu siwaat Italie. xool loolu ñu yore noonu lan ci mën a samp. pour jàppandi ci. nga gis ni loolu noonu moom mooy li jur démarrage fabrique yi nga xamante ni moom la Italie samp. c'est ça. tey fabrique yooyu moom mooy usines yooyu nga xamante ni moom mooy embaucher des milliers de personnes. des centaines de personnes. c'est ça. je pense que kon nga gis ni.
tukki wuti ñëw dellu si sam réew tabax ko njëkkawuñu ko ñun donc nanu roy ci ñi nga xamante ni dañu jiitu ci loolu gis tey seen dëkk boobu fa mu toll parce que am réew du état rek moo ko mën a defar tey bu fekkoon ne état kese la je pense que Italie du ëgsi foofu mu ëgsi vous avez constaté tey lépp looy xalaat ci mbirum sanitaire ci mbirum tailleur ci mbirum lu bëri fan la nit ñi di xalaat Italie les marques de voitures surtout ces voitures de luxe kan ngay xalaat sa xel ci Italie lay dem ba ci serrure Malick tu sais que serrure yi gën a cher ci àdduna bi Italie lañ koy defar c'est ça mais donc nanu bàyyi xel loolu xam ni Sénégal la koy tabax ëllëg ba nit di ñëw di fa gis lu la yéem gëm naa ni du doon luy jóge ci état mais ci diaspora bi lay jóge comme image u dëkk yooyu ma cité je pense que Italie laa ci wax am na yeneen dëkk mais Italie daf ci def liggéey boo xamante ni doy na royuwaay pour ñu mën a tabax am réew Mali très important mais Baba donc situation bu ñu toll nii actuellement si àdduna bi ak Covid bi lu mu créé est-ce que yaakaar nga ne tey diaspora bi bu affaire yi demee ba doxaat ba yàlla def ni mu tax nu mu war a tegoo si yoon est-ce que waratuñu xalaat que dañu war a seen focus yëpp léegi tey mooy c'est-à-dire que tabax Sénégal delluwaat comme exemple yi nga wax ni ñu roy si ñooñu ñoo xam ne tey ñooñu si jiitu tey pour que ñu à partir de tey à partir de lu ñu gis nii que ñoom seen focus nekk gën a nekk si seen réew pour taxaw ko defar ko. mais tout à fait Malick je pense que la voix des immigrés am na loo xamante ni wane na ko misaal bi may joxe lu mel ni lii di hôpital Matlaboul Fawzeyni c'est ça indi nañu ki nga xamante ni moom moo jot ndigal ci kii di sëñ Saliou Mbacké wër adduna bi ci diaspora bi collecter des milliards ñu tabaxe ko lii di hôpital bii nga xamante ni moo nekk Touba di Matlaboul Fawzeyni c'est ça je pense que hôpital boobu plateau gis nañ ko c'est ça loolu misaal la te ñan ñoo ko def mun na ni plus de xëy na 90% financement la lépp fan la jóge ci diaspora bi ci lan ci ay taalibe c'est ça ci ay sénégalais ci ay jullit loolu rek nattuwaay la pour nga gis maanaam dimension boobu buñ ko yaataloon ni mu mën a def looloo waral ñun nañu xam ni tey Sénégal fa mu war a mën a àgg ëllëg suñ ci bëggee xaar les politiques duñ fa àgg c'est ça il faut que sénégalais yi ci seen bopp surtout ñi nga xamante nii dañu nekk ci diaspora bi ñoom ñooy gis loo xamante ni xam nañ ni lii luy jëmal am réew kanam la ku ci nekk xool nan ngay def pour am loo tabax ci sam réew parce que tam am na benn culture je pense boo xam war nañ ko tàmm Mali mooy man damay nekk ci diaspora bi xëy na góorgóorlu naa am naa sama benn 10 millions 10 millions yooyu bu fekkee ni dama bëgg a ñëw démarrer ci benn liggéey xëy na mun na am doole jam war a am dëgg du ko am donc pourquoi pas diaspora bi duñu xalaat ci ay projet mutualiser seeni forces parce que ki nga xamante ni am na 10 millions mais kaneen mën na ñëw am benn 20 millions kaneen ñëw bu nu dajalee léegi di nga gis dinañ am benn capitalu 500 millions capitalu 500 millions c'est presque un demi-milliard kooku mën nañ ci tàmbali lu rëy il faut ñu am culture lan booloo mais ñu bëri lan lay wax non man je préfère débat parce que kii jubul kii non moi je pense que idéologie idée yooyu du moins lan war a bàyyi maanaam mbir il faut ñu xam ni àdduna dañu weesu fu ñuy demee tey exemple bi may joxe gis nga Jeff Bezos bi nga xamante ni tey c'est le prix du choix voilà mais est-ce que xam nga ni lu mu néew at mu ne dina jaay lu toll ci 1000 actions 10 000 actions de dollars américains c'est ça pour que nit ñi mën a bokk ànd ak moom liggéey bi ku nekk di si am dara voilà donc kon nga gis ni
ba xam entreprise yi sax ñooy def loolu pour yaatal seen portefeuille. kon ñu am lu ci war a mën a jàngat kon sénégalais yi. diaspora bi. nanu am maanaam nanu commencé tàmm. réadapté nan daan dundee. loolu dafa weesu àdduna dafa am yeneen i jéego. déjà gis nañu même léegi lan la ñuy wax porte-monnaie électronique yore xaalis bi sax en espèce léegi rek tey mu xew yi. nanu réadapté wu xool nan la ñuy def ba ànd ak jamono bu ko defee yàgg googu ñu yàgg àll am na ñu bëri ñoo xamante ni tey bu leen neexoon. ñu indi tey loo xamante ni Sénégal su ko soxlaa état ci boppam sax su ko soxlaa bala mu koy wuti ci bitim réew ci ñoom la koy jënde parce que am nañ ko ba mu doy. merci loolu mooy li nga xamante ni mooy dimbali diaspora bi. su ko defee ñu bëri dinañ am possibilité ñibbi si installé wu Sénégal toog durablement liggéey boo xamante ni dinañ ci gis seen bopp mais aussi Afrique dina ci suqaliku mais bu fekkee ku ne da nga bëgg a dem ak sa bopp. ubbi sa benn boutique koñ. mu doon business boo xamante ni day limité wu. loolu du mooy suqali am réew. il faut ñu dépasser loolu nungoo ànd. def lu mag liggéey. Afrique jëm kanam Mali. incha allah donc loolu lañ leen bëgg a andi rek franchement nan la diaspora bi war a doxalee ak lu ñu gis ci diaspora bi je pense que képp ku déglu analyse bi war nga xam ne il est temps comme on l'a toujours dit ici c'est la voix des immigrés que diaspora bi il est temps que ñu changer attitude pour que wax dëgg yàlla ñu mun a changer l'Afrique mun a changer seen réew c'est lu am solo la baba ñu dem ci affaire lu xew Sénégal. Coronavirus bi attitude gouvernement bi attitude sénégalais yi yàgg nañ ko wax joxe nañ fi ay proposition waxtaan nañu ak nit ñi wax leen ñun lu ñu xalaat mais ba léegi c'est comme si on n'a pas de leadership on a un problème tey boo leen seetee tey Sénégal est coupé du reste de l'Europe amul benn sénégalais tey ngay kilifa nga am xaalis am milliard nga feebar tey nga mën a jël avion ne da ngay dem faju Europe tey ñoom ñëpp jaaxle nañu ñoom ñëpp tiit nañu parce que suñu gouvernement bi nu mu xendalee nu mu comporté wu attitude bu mu am ci coronavirus bi nu mu comporté wu devant les Sénégalais leadership am bi dafa daanu donc le Sénégal est coupé du reste de l'Europe et du monde te moom bu amee visa tey te nekkuloo résident européen wala américain wala nationalité pour nga dugg ci avion sax dem Europe c'est un problème tey ñëpp a feebar suñu plateau yi baaxuñu le gouvernement bi war a def tey pour aar nit ñi def ko mooy def ko mu jaari yoon Baba waxoon nañ fi ne dañu def attention bu ñu deful attention Sénégal dina dem ci situation boo xam ne situation bu këpp la te déjà këpp nañu ba pare dañ ko bëggul dëgg te dama ko yàgg wax bëgguñu ma gëm te dëgg la te ñu ngi ci situation boobu ci diggante bi ñaata nit ñoo fi gën a àdduna tey bu amoon transition tey Sénégal ak Europe ak fenn tey gëwma ni ñooñu dinañ gaañu Sénégal dinañ doon jël avion dem faju bu leen nar a dara daf foofu la leen di dale donc suñu situation Covid bi lu mu créer Sénégal suñu leadership bi lu mu def Sénégal kenn mënu ko faj instant bi Baba tuuti rek balaa dina am ñaari audio yu ma lay tegal pour nga wax ma quoi situation bu ñu toll nii ñaata yoon ñu ngi koy wax mais lan nga yaakaar tey tu penses que balaa may ñëw ci audio yi lan moo ci sa xalaat. waaw Malick moi je pense que déjà ce qu'il faut reconnaître mooy lan doon wax rek xam nga mbir dina am ngay wax ci commencement bi mais doo ci bëgg sax sori parce que déjà ñun suñu liggéey mooy informer mais aussi au besoin yenn saa yi dañu war a def li naan communication maanaam loo xamante ni pour dolli xalaat et cetera donc ci loolu moi je pense que am na loo xamante ni jotoon nañ ko brosse parce que
boo waxee ne ni day mel ni da ngay yàq te loolu gënul. parce que dañu nekk ci cadre liggéey donc li gën mooy di indi ay xalaat yoo xamante ni xëy na mën nañ koo jëfandikoo. pour ànd xeex li nga xamante ni mooy problème mu ñëpp. muy li nga xamante ni moom la ñuy dund. te lii aussi séntu woon ni yoon wi ñu jël. gënul te ci fu mel nii rek la ñu jëme moo taxoon. ñu doon addu di wax. je pense que yàgg nañ ko wax. ci gestion mbir mi. wax dëgg yàlla mu am ay manquements yoo xamante ni yàgg na ci am. ñu teel ko gis aussi. loolu nag mu am loo xamante ni mën ko ci jàngat muy lan. am réew su fekkee ni da nga ko yore. dafa am lu bëri loo xamante ni da nga koy war di sóoraale maanaam état. du mbir moo xamante ni da ngay dund comme ñun nii au jour le jour déedéet. da nga war di prévoir lu bëri di calculer lu bëri di def ay projection di calculer sax loo xamante di ñaaw njort ci lii war a ñëw ci kanam. et je pense que lii am na lu mu firnde. mais du Sénégal rek la concerné. C'est ça. Mais je vous dis que lii dafa am lu mu wane. li mu wane mooy tey comme noonu nga ko waxee ñi ngi bëgg a dem daan faju nan daan ko defee. bitim réew. mënuñu ko def. dëkk Afrique yu bëri du Sénégal kese. mais dëkk Afrique yu bëri mënuñu ko def. mais da ngay gis ni même tey jii Malick. oui. boo demee ci pharmacie yi. am na garab yu bëri dafa nekk rupture. c'est pas possible. ça fait plus de 2 mois. ça fait plus de 2 mois. am na garab yoo xam ni mënatoo ko am ci pharmacie yi. démb moo ci mujj démb rek man am na garab yu ma doon wër. on m'a dit clairement que ça fait plus de 2 mois amatuñu garab yooyu. alors nga gis ni. actuellement tey ñu bëri tey jii. xëy na daan nañ am possibilité dem bitim réew dem faju ji. tey mënatuñu ko def. ba ci lii nga xamante ni moom la ñuy dunde lu bëri lu ñuy jëfandikoo da ngay gis ni. ñi ngi daan dem di ko jënd ji mais ay commerçant lañu. c'est ça. te fa nga daan jënd ji. muy loo xamante ni dafa bokkoon ci sunu dund. ñooñu fi mu ne nii. lu ci bëri stock yi ñu ci yore woon jeex na. ñi ngi toog di xaar mu am sax loo xamante ni sax état sax da koy yëg parce que loolu lépp ay pertement la yoo xamante ni trafic boobu nga xamante ni da daan am. dem ak dikk boobu noonu. dafa am lu mu daan dundal ci keesu état. c'est ça. parce que képp ku jël avion di dem rek am na loo xamante ni yaa ngi koy dugal ci keesu état. dëgg la xaalis bu bëri sax. leneen li mooy dédouanement yi. oui tey jii douane recette yi mu doon am. amatu mais day wàññiku. bu baax sax tourisme bi dafay dee. dee na complètement maanaam chaîne la boo xamante ni. mënoo xam sax li muy yàq. leneen li nag mooy loolu nga njëkk a wax. muy tey ñi bëggoon a dem bitim réew dem faju ji fa. te mënuñu ko def nga gis ni kon am na ñaari mbir yoo xamante ni. feebar bi feeñal na ko mooy dafa jot Afrique fexe ba am loo xamante ni dina ko samp pour lan parce que ñaar yi nga xamante ni moom la doomu aadama gën a soxla ci dundam. dafa feeñ ci feebar bi Malick. xam nga muy lan. waaw. muy loo fajoo. ak loo dunde. merci ñaari problème yooyu li ci des yëpp. après lay mën a ñëw mais ñaar yooyu mooy ñaari problème yi gën a urgent kon je pense que. jot na du ma wax Sénégal mais Afrique lay wax jot na mu xool nan lay def pour. di man léegi désormais di faj boppam mais di man léegi di dundal boppam parce que un jour wax nañ ko nee nañu 60% des terres arables Afrique la ne maanaam suuf yi nga xamante ni moo des pour ñu man koo bay ci lu ñu dundee 60% suuf yooyu Afrique la ne kon je pense que jot nañ ñu xool nan la ñuy def pour am lu ñu bay di ko dundale suñu bopp pour lu mel nii bu amatee ñu bañ a sonn mais également fexe ba mën di faj suñu bopp mal effectivement loolu suñ ko deful rek dinañu mës a sonni ëllëg dinañu sonn c'est le président Macky Sall woote woon na fi opposition bi société civile bi sëriñ yi un peu partout jéem a liggéey ak ñoom pour que situation Covid nii mun ko maîtriser mais bu ñu demee bi si biir gis nañ ne ñoom ñu bëri bàyyi nañ ko am na ñuy ne sax comme xalif général des Tidianes carrément di ko wax ne mais yow wax ñu lu xew on ne comprend plus c'est-à-dire qu'ils ont faussé le départ
départ boobu ñun defoon nañ fi ay proposition Baba dama bëgg ñu déglu lu ñu waxoon après un mois après quelques mois après Sonko il a répété la même chose que nous avons dit dama bëgg nga déglu ñun lu ñu wax ak yéen diaspora bi ngeen déglu ñun lu ñu proposé woon te buñ ko defoon tey gëwma ni Europe mii tey dinañu couper pont bi loo gis tey mu am nii c'est parce que c'est lu ñu wax fii le président Macky Sall ak ñu mu àndal deful dañ ko déglu. te transmission communautaire lan moo ko waral. dem ak dikk te ma jàpp ni. tey li nga xamante ni le président Macky Sall waxoon na ko muy 1000 milliards yi mu mobilisé. pour xeex feebar bi. je pense que la waroon a gën a jàmm mooy lan. fexe ba nit ñi bañ a feebar parce que nga bàyyi ba du feebar ngay doog a faj loolu problème la mais nan ngay def ba du nu feebar. ba faj di ci am yoon. loolu moo waroon. te je pense que tey la nga xamante ni moom moo ñu mënoon a permettre ba tey lii nga xamante ni moo ñu tiital muy transmission communautaire yi du am mooy lan ñu fexe ba nit ñi dem ak dikk bi du am parce que li tax nit ñi di dem ak ñëw mooy lan taxawaalu ñu ci bëri doxuñu dox bu ñàkk fayda mais dañu génn dem di wuti lu ñu dundee kon téyel nit ñi ci kër gi nga dundal leen faj seeni soxla au point que duñu am pour di benn justificatif buy war a mën a tax ñuy génn ci biti te loolu wax nañ ko Karo je pense que tey nous avons 2 millions et quelques de familles kër gu ne nga dugal fa 200 000 francs CFA ñu leen lii kat dunde ko la parce que dañuy confiner nit ñi après 200 000 francs CFA yooyu suñu jëlee nombre de familles yi ñu am ça nous fera 400 milliards et quelques 400 milliards et quelques. wax naa ni Sénélec li nga xamante ni moom la am ci ay abonnés mi ngi toll ci 1,70 million abonnés. soo jëlee ñi nga xamante ni ñooy abonnés yi nekk ci kër gi mi ngi toll ci 69 550 abonnés. ñooñu bu fekkoon ni ku ci nekk rek sax dafa fay facture 100 000 francs la am tous ces abonnés. soo xoolee kon day nekk ci 69 milliards te ñëpp xam nañu fii am na ñoo xamante ni seen facture courant ci ay 3000 lay toll. ci ay 5000 ci ay 10 000 ay 30 000 te bu fekkee ni ñëpp rek sax da nga leen di fayal facture. et puis facture 2000 2 mois la c'est des factures de 2 mois. ah absolument. absolument. échéance yi nga xamante ni ñëw na. fayal ko nit ñi. mais dama la wax ni la. lii di courant. lii di ndox. lii di sax ñi nga xamante ni dañoo am facture maanaam internet ak yooyu ci kër gi. su fekkee ni état Sénégal dafa jël en charge facture yooyu yëpp. ni da koy fay. du dépenser benn 100 milliards pour fay ko matu ko. c'est pas possible. matu ko. c'est pas possible donc kon nga gis ni. bu ñu jëlee 400 milliards yooyu. doole ci 100 milliards. pour fay facture yi. ba pare daal ni képp koo xamante ni da nga nekk ci kër goo xam ni da ngay loué. ñu wax borom luyaas ba ni ko kat état Sénégal li mu lay ñaan. mooy kooku nga xamante da laa yoral luyaas bàyyil ba feebar bi jeex ngeen xool nan ngeen di arrangé woo pour échelonner ko ci yeneen mois yi ñëw. parce que yow mi nga xamante ni yaa moom kër gi état jëlal na la en charge say facture fayal na la looy dunde kon bul teg pression kenn. kon kenn du am pression. ba ki nga xamante ni mi ngi nekk bitim réew. tey gis nañ ni jafe-jafe mooy lan xaalis bi ñu envoyé diaspora bi. mëtalu leen lenn mu nar a jur coow. tey su fekkoon ni le président Macky Sall dafay woon na noonu. mais ki nekk ci diaspora bi jafe-jafe mooy lan xëy na da daan jaay. parce que du ñëpp ñoo nekk di liggéey di am salaire. am na ñoo xamante ni dañuy xëy dem ci marché yooyu di jaay. mais kooku doon jaay te jaayul. amul xaalis bu mu yónnee këram. pour ñu am lu ñu dundee. amul xaalis bu mu yónnee pour ñu fay facture. xëy na sax am na ci koo xamante ni am na lu mu bëgg a yónnee mais moom tey jii lan mooy problème am dëgg. lii problème am fa mu nekk ci diaspora bi du lu mu dundee. parce que xëy na dëkk ba mu nekk ñooñu bu xiifoon tey dinañ ko dimbali ci lu mu dundee. lan mooy problème. mais fii mën naa fi taxaw tuuti dinaa te jox exemple boo xam ne Momar joxe na ko tey Espagne lu fa xew tey est-ce que lii bu amoon tey waa Espagne lu ñu wax fii lu ñu expliqué fii tey bu ko président Macky Sall dëggoon def ko tey. est-ce que waa Espagne wala waa États-Unis waa ñeneen te ngeen ne sa diaspora bi est-ce que di ngeen fi nekk di daw pour jéem a régler seen problème au Sénégal déglu leen suite bi. moom mooy njabootam ji mu bàyyi ginnaaw
kon su état Sénégal jëlee en charge toutes ces familles moi je pense que kon defal na ko sax Sénégal yi nga xamante ni ci diaspora bi voilà kon nga gis ni ci loolu Baba képp koo xamante ni yore nga kër fii ci Sénégal ñu dugal ci sa kër 200,000 francs CFA yoo xamante ni da ngay jóg dem ca marché ba dem ca boutique ba dem faneen ak faneen jëndi lan lay indi benn pouvoir d'achat boo xamante ni Sénégal yi ñëpp dañuy am moyen bu ñu jënde mu def lan mu doon luy relancer suñu économie parce que tey boutique bi nga xamante ni mi ngi ci koñ bi su ko waa koñ bi songoonde ku nekk ak la ngay jënd je pense que ci intervalle de temps bu gàtt di nga gis borom boutique bi dina récolter ay millions c'est pas possible Baba lu nga gis ni marché ba ci boppam maire ba fa nekk yore benn taabal di jaay nga xamante ni da daan jafe ci moom sax mu wàcc ak lu mat pour mën a dundal njabootam maire boobu di nga gis ni ci diir bu gàtt dina am ñuy ñëw ci moom di jënd au point que xëy na bala ñuy dem ci confinement bi dina récolter benn 500,000 mu jur lan mu jur loo xamante ni au niveau national parce que tey gis nañu ñu bëri ñoo xamante ni ñi ngi doon yar ay ginaar xëy na dañoo dem banque la fa xaalis pour mën a def commerce boo xamante ni dinañ am dara lu leen di permettre ñu mën a dund tey jii ñooñu ñëpp am jafe-jafe parce que hôtel yi tëj nañu restaurant yi tëj nañu fépp foo xamante ni université bi nga xam ni da daan jënd ay ginaar ak yeneen zone yu bëri secteurs yu bëri yoo xam ne dañ daan def ay commandes ñooñu jënd ñu tey jii gis naa ci ñoo xamante ni ñi ngi 6,000 et quelques ginaar yoo xamante ni xamuñu fu ñu jëm ak moom ñi ngi dee ci seeni loxo tey mu doon loo xamante ni ak loolu ma expliqué ki nekk ci koñ bi dina mën dem. Baba may ma jël kii Baba may ma 1 second ma jël kii rapidement après nga ñëw ñu move allo. Waaju il est excellent Waaju. waaw merci. Baba il est excellent merci jërëjëf Baba nee na il est excellent mais Baba c'est-à-dire que c'est ñun dañu leen tegal gouvernement bi ak ñu mu àndal tegal nañ leen mesures yoo xam ne tey Sénégal mooy dox Sénégal mooy dund ñun ñu nekk si diaspora bi suñu xaalis bi ñu fi yor yéen ñuy jaaykat yi si tali bi ak ñooñu tey ñoo xam ne dañ leen fàttee si maye bi yéen tey xaalis boobu mun ngeen ko téye seen poche dundee ko fii fekk toppatoo nañ seen waa kër yi Sénégal c'est dégg ngeen loolu lii la ñu waxoon bu Covid bi di commencé ñu teg stratégie bi pour ce gouvernement mun a def nii gis nga lii bu ñu ko defoon ok période bii ay lu ngeen di dëgg ni yëpp mesures yu bees yi yëpp dina fekk ne Europe sax duñu ñeme Europe duñu ñeme il faut que ma tegal leen Baba balaa may dellu si yow Sonko il a répété la même chose après quelques mois après bu ñu defee lii déglu leen Sonko lu mu wax si lii très important en tout cas doy na waar ça je vous le dis déglu leen Sonko qu'est-ce qu'il a dit où est-ce que je vais laajul commandé ceeb laajul commandé diwlin laajul commandé suukar te ak foo ko munti nattee moo ëpp njëriñ benn moo ëpp sutura ndax dem ci koñ yi dajale nit ñi ñu leen di séddale ay ceeb image yooyu dafa rafetul sax ci Afrique ci 21e siècle bi ñu nekk amul sutura nit boo koy dimbale da nga koy suturaal it ñaareel bi mooy ménage yu sénégalais yi bëri na loo xam ne soxla nañ ko lu wuteeg ceeb am na koo xam ne tey nee nañu déplacement bi wàññi nañ ko te moom problème mu tension la am wala diabète soxla naa mën a jënd garabam nit woo na ma booru Fuuta ne ma ñun suñu joxee ceeb lañ koy doy ñun am nañu ceeb ba noppi ñetteel bi mooy noonu nga gën a mën a dugalee xaalis ci économie bi parce que soo defee transfert sénégalais bu nekk jot li mu war a jot dem ci boutique koñam wala marché koñam jënd moo gën fuuf parce que économie bi yaa ngi koy dundal ñi yoroon seen stock mën a jaay moo gën nga dem jël sa benn waay fële wala sa ñaari waay dong jox leen ay milliards ñoom kese alors que économie bi mu ngi dox te transfert yomb na réewu àdduna yëpp transfert lañ def États-Unis transféré nañu ku nekk $3,000 feneen ak feneen def nañ ko doo gis benn réew bu respecté boppam dajale nit ñi di leen jox ay saaku ceeb bu ko defee caméra tubaab bi ñëw di filmer ñu naan famine au Sénégal ak famine à bërëb sàngam amul sutura te ñoom amoon nañu fichier ba noppi
ndax fichier bi ANSD dafa rek on a 588 000 ménages ci koo xam ne yow nee nga 1 million de ménages ngay ciblé bourse de sécurité sociale sécurité familiale yi naka lañ koy joxe la ñuy def transfert. C'était le moment ñu associer les opérateurs dans un élan patriotique frais sax duñ ko ci jël ménages yi jot seen enveloppe dem régler seen soxla li ñu soxla ñoom waaye xam ngeen li problème bi mooy boo defee ay commandes moccaat mënu cee am surfacturation mënu cee am rétrocommission mënu cee am loolu rek mooy problème bi moo tax ñu choisir situation bi gën a compliqué bi gën a jafe ne ñoo ngi dem commander ji ay ceeb kon gestion boobu ñu gérer boole koog nag li tubaab di wax mimétisme mooy toppandoo président la. voilà kii bi fii la daggee Baba stratégie baa ngi nii stratégie bu ñu teg Sonko dellu na si Sénégalais tey ñëwaat nañ ak yeneen mesures yoo xam ne tey yu gën a compliqué si ñoom ay porte de masque boole si gendarme yi boole si militaires yi boole si ñëpp pour que ku takkul masque Europe mu ngi nii Macky Sall mënul accès Europe aujourd'hui est-ce que li ñuy def ni tey stratégie bu bees bi ak bañ a def loo xam ne tey ñun moom la ñu proposé woon ak ñoom seen stratégie mooy se faire de l'argent Baba tu pensais pas que pression Europe bi tey moo andi situation bi actuellement lu ñu war a dund nii si Covid-19 bi. waaw Malick je pense que bala may àddu ci sa question bi. am na précision bu ndaw rek bu may def. par rapport ak loolu nga xamante ni moom la ñu waxoon. parce que waxoon nañu ci biir ñu ni nombre d'abonnés yi nga xamante ni moo nekk Sénégal ci Sénélec. 69 550 quelque chose comme ça laa wax su ma juumul. waaw parce que bi ma koy wax. xam nga wax bi may wax ci suma xel dama calculer les 1 million 70 000. ak rapport kii bi moo tax ni ma ko waxee mais repréciser que c'est 695 500 abonnés. Hein? moom la Sénélec moom mooy nombre gis nga kër yi maanaam ñi abonné Sénélec ci ay kër. nga xamante ni du entreprise kër yi la. kër yi kese waaw. waaw kër yi. parce que kër yi nu dëkk ak yooyu. moom la Sénélec di loolu moom la wax ni c'est 695 500. ok famille. voilà. mais 695 500 yooyu nga xamante ni ay abonné Sénélec lañu su ko état Sénégal doon fayal. waaw moom laa ni du mat sax 69 milliards. xaalis ba moom varié wul. li varié rek mooy nombre d'abonnés Sénélec yi parce que ci biir foofu maa ngi wax 69 500 quelque chose comme ça. Hein? mais Baba c'est 695 000 pour être exact 695 000. mais 695 000 yi Baba jëlal rek famille bu nekk nga fayal ko 2 mois de l'électricité 70 000 francs. ça va le donner 48 milliards 650 millions. waaw moom laa wax. exactement non dama lay dëggal pour calculer ko. xaalis ba moom. oui jiwuñu ci mais. c'est ça nombre d'abonnés yi. oui la def lapsus wàññi ko. effectivement donc corriger parce que nous on donne de l'information. effectivement aussi bu nu maanaam bu. juum dabee. ci sunu wax. oui. bëgguñu nit ki consommer information boo xamante ni. bokkul ak réalité bi am moo tax là il faut. repréciser que c'est 695 500 abonnés Sénélec yoo xamante ni c'est des foyers. pour mu leer. tu vois mais xaalis ba moom lim ne état Sénégal mënoon na ko ci génne muy 69 milliards yooyu moom. amul benn changement.
Okay. Alors nga gis ni kon. Globalement li nu wax mooy lan lu mel ni lan doon bañ parce que tey dem nañu ba mbir mi débordé dem nañu ba hôpitaux yi nu am sax mënutu accueillir nit ñi. dem nañu ba sax léegi nee nañu sax test yi du n'importe qui lañ koy defal léegi dañuy xool sax sélectionné ni ñuy defal test yi. xam nga. tout ça doon loo xamante ni mënoon na ñàkk. c'est ça. Pourquoi mënoon na ñàkk parce que ñun mesure bi nu waxoon. wax nañ ni ci ñaari weer rek. oui ci leen doon jël Sénégal gérer lépp feebar bi jeex fi. nit ñi nekk ci seen jàmm. mais aussi mu am lu muy def muy loolu Sonko wax te je pense que ñun wax nañ ko plus d'un mois. c'est ça. voire même 2 mois xanaa. effectivement avant moom mu koy wax muy lan. loo xamante ni sax da doon may pouvoir d'achat sénégalais yi. te muy luy dundal suñu économie parce que je pense que ku ne suñu jëloon xaalis bu toll noonu teg ko ci sa loxo. nga mën a dem jënd la nga xamante ni moom nga soxla. moom la je pense que réew mi da ciy dox. moom la américain yi def. mais également. suñ ci paree. oui ñu ne ñëpp nañu toog seen biir kër. mais Malick. suñu toogee tëj nit ñi ci ñaari weer. ferme du fa àgg. parce que li wóor mooy bu nu demee 2 semaines 3 semaines. képp ku amee feebar bi ci réew mi rek. diñ leen repérer. dinañ ko xam. parce que boo wootee. ni man de damay amee feebar bi wala ku bokk ci sama njaboot dafa amee feebar bi parce que ñëpp la ñuy tëj. c'est ça. mais il faut nga wootee. mais ni soo wootee kër googa ci boppam. la ñuy transformer mu nekk hôpital. su ko defee. militaires yi nga xamante ni tey Macky Sall sant na leen pour ñu génn. bokk ci ñi nga xamante ni ñooy saytu mesure yi ñu teg. c'est ça pour ñuy bañ a takk masque ak. parce que tey jii même lanu yolamaloon. ñi ngi commencé di ko durcir dinañ ci ñëw. c'est ça. nga gis ne armée boobu tey day jël. kër yooyu nga xamante ni dañ leen a isolé def leen ay hôpitaux. oui dañuy jël 3 militaire teg ko ci buntu kër ga am nañ effectif boobu. mais Baba non attends dagguma la lu ngay wax nii dafa mel da nga ko xam. am na fi New York Mont-Vernon am na benn genre village bu ndaw bu fi nekk. allo yaa ngi may dëgg. am na benn village bu nekk fi ñu koy wax Mont-Vernon. ok tu m'entends. allo oui allo maa ngi lay dëgg ah. allo. oui allo. voilà yaa ngi may dëgg léegi ah. voilà mais lu ngay wax nii am na fii Baba Mont-Vernon bu ñu demee bi di Covid-19 dafa am feebar foofu mais xam nga ñu andi. National Guard yi la ñu andi ñu wër village bi kenn du dugg kenn du génn. y a que les médecins ak ñoo xam ne ñoo war a tester nit ñi ñoo fa dugg. dañ leen cerner plus de 14 jours. ñu contaminé leen Baba noonu lañ leen defee ba faj leen ba foofu affaire bi jeex fa donc lu ngay wax nii mesure bu ñu waxoon nii bu dee defoon nañ ko état bi donc ñoo xam ne dañu feebar seen kër ba ñu wootee lu nga wax ni effectivement ces maisons-là dañ leen di quarantaine facilement ba nga xam ne tey feebar bi lu ñu am ni tey Sénégal duñ ko am c'est très sérieux c'est très bien vu. effectivement parce que lenn lay permettre état. ouais. su ñu dépassé 2 semaines. muy phase d'incubation bi c'est sûr et certain que état Sénégal léegi dina xam Sénégal. kan ak kan moo amee feebar bi. su ko defee rapidement ñu faj ko ba li ñuy dugg ci suñu 2e mois. man maa la ko wax ñi feebaroon ñëpp dinañ leen faj ba nu wér. mais aussi mu am lu muy def muy day relancer waat suñu économie mu réew. exactly. mu am leneen loo xamante daf koy def muy lan ki nga xamante ni dooleem may ko woon. mu daan am loo xamante daan dajaloo sax ci loxoom bay mat sax ab 10 000. mais loolu ñu ko jox daf koy permettre. bis bu génnee ci corona bi. mu mën a am taabal la doon jaay. gerte caaf lay jaay. amul sax valeur 1000 francs bu mu teg ci taabal ji. mais tey avec cette somme. su fa génnee mais dina am possibilité. dem ca taliba teg fa taabal boo xamante ni. dina fa jaay lu mu dee une valeur de 50 000. moi je pense que kon nga gis ni ñun liñ doon wax. c'était juste pour état Sénégal xool mesure bi gën a adapté pour mu taxaw ci. pour lii tey ñuy dund ñu bañ ko dund. parce que tey suñu demee ba
di xool nan la ñuy renverser la tendance. xool nan la ñuy corriger affaire yi c'est parce que pression boo xamante ni Union européenne dañ ko teg parce que tey. ñëpp gis nañ ni Sénégal ci démarrage bi wax nañ ko. newoon nañ ni non Sénégal bokku ci et cetera mais je pense que ñun ca njëlbéen ga premier jour ci lañu wax ni Sénégal ñi ngi wax mais li wóor mooy Union européenne day bloquer Sénégal parce que mesures yi. taxoon wax nañ ko je pense que ñaari yoon def nañ ci émission te ci njëlbeen ga ñun bi ñuy nëbb li nga xamante ni moom mooy di am ñun ci lañu fësal li nga xamante ni mooy mesure bi tax ñu ni Sénégal mënut a déplacer wu ci l'espace Schengen. C'est ça. Je pense que nous avons été clairs. Nous avons également expliqué le pourquoi. Oui. tey foofu la ñu toll. il faut état xool nan lay def pour que Sénégal bokk ci dëkk yi nga xamante ni dañ leen di accepter ci l'espace Schengen loolu nag pour mu ne il faut ñu xool nan la ñuy def pour gaaw maîtriser affaire bi mais je pense que mooy firnde ni yoon wi la ñu bàyyi. yoon wi lañ bàyyi depuis ci commencement bi te lu mel nii lañ doon bañ Malick. Voilà et c'est regrettable. Vraiment c'est regrettable ñu ngi nuyu waa Facebook Nafi my sister Cheikh Niang Saragoza mu ngi koy nuyu Moussa Kane yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. Écoute Baba tey mënuñu dem faju Europe même il me semble que Marocains yi aussi il me semble que tëj nañu seen frontière il me semble que Sénégalais yi mënuñu fa dem faju ji ok. Bab lan nga yaakaar tey moo war a nekk responsabilité des Sénégalais si boppam par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ak les mesures yoo xam ne jël nañ ko. waaw xanaa rek di wax ni déjà ci départ bi dafa am loo xamante ni. bëgg-bëggu ñenn la parce que déjà gis nañu la nga xamante ni. wax naan ko ñoo xamante ne bokk ci lii di OMS. taxaw ni li wóor mooy feebar bi dina rey 10 millions d'Africains. seen yéene la woon seen bëgg-bëgg la woon. def nañ lu ne ba ci gis nga sax Madagascar. la fay xew ni ñuy def. parce que bëgguñu fenn ci Afrique ñu am ci une réussite. C'est ça. parce que dafa am lu nu bëgg te loolu dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw à travers une émission. C'est ça. donc tey. li nga xamante ni moom mooy li am mooy échec total ci taxawaay bi Afrique lay wax sax. waroon a am. muy lan Gambie mesure yoo xamante ni wala lu xew Gambie fii voilà. donc tey loolu buñ ko defoon tey du ñu egsi fii ñu egsi léegi nag lenn moo ci des. mooy xool ni tey situation bi nii ñuy seetaane muy dem. di évoluer. parce que tam nanu bàyyi xel lenn. am na ci ñoo xamante ni feebar bi mënalu leen dara mën na nekk ak ñoom mais du leen yóbbu. mais nanu bàyyi xel que ni dafa am ñoo xamante ni Sénégal fii ñu bëri wératuñu. dañuy wéyale ay feebar. yu ndaw ñoom sax des fois duñ ko xam. ñu bëri ñu ngi dem te xamuñu sax ñu ngi wéyale ay feebar. te ñu mel noonu nag bu fekkee ni xale bi. muy xale bu ndaw bi muy waxambaane bi nga xam mi ngi ci diggu dooleem. te wér na macha allah. mën na yore feebar bi. te feebar bi du ko sonal xam nga kooku su ñëwee jaxasoog ñeneen ñi nga xamante ni. dañoo yore santé bu fragile. déjà mooy jafe-jafe yi am parce que xoolal tey. ñi fi génn àdduna ni ñu bëri. ñu ci bëri soo xoolee tranche d'âge bi. ñan la. ouais 65. donc da ngay gis ni quelque part. am na loo xamante ni war nañ ko taxaw jàngataat muy. ñi nga xamante ni dañoo gën a féete ndaw. ñoom lañu war a gën a ñaax. pour ñu jël seeni responsabilité gën a fagaru pour bañ a wàll ñeneen ñi parce que ñoom mën nañ bañ a am problème mais ñeneen ñi nga xamante ni dañuy demalante. dikkalante moom ne quitte pas am na kuy woote ma jël ko rapidement ne quitte pas allo. allo Malick. oui. welcome back. waaw merci Salut Afrique. kontaan nañ ci dégg la waaye. jërëjëf merci beaucoup. te invité yi aussi yal na leen yàlla fay. amiin ak seen engagement ak patriotisme te li ñuy wax analyse yi ñuy wax yëpp. dëgg la ak a def. dafay nekk ay analyse yu logique. dëgg la merci mais xam nga suñu problème rek mooy suñu gouvernement yi ak suñu ñi ñuy diriger. dëgg la te gis nga mooy suñu dëkk yi ñu wër muy Côte d'Ivoire. Mali. comprendre nga ak Guinée ak Sénégal. fi mu ne li ngeen di jooy nii muy que ni. ñun ñi nekk ci diaspora bi ñoo mën a defar dëkk bi. ñoom ñeent yooyu tant que jógewuñ ci fi mu nekk nii li ñu bëgg duñ ko am. dëgg la
booy xool Macky Sall bu demee ba naan par exemple Rebeuss dañ koy toj affaire demee noonu moom dafa bañ a dugg te ñun yéene wuñ ko loolu. diaspora bi ak ñeneen ñoo xam ne bëgg nañ seen dëkk nekk ay patriote bu ñu ñëwoon. soxla muy daaneel ay Rebeuss ak yu demee noonu pour l'instant. ndax ragal cee dugg. mais ñun defar moo ñu tax a jóg. merci. kon nañu xool que ni par exemple liñ bëgg. ñun suñu bopp ak li ngay jooy mooy que ni ñu ñoom mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. nañ leen manko jàpp te xam ne par exemple moom Macky Sall bëggoon def lu baax rek. moom benn mandat bi mu am loolu rek moo doon logique ci moom deuxième bi daf ko négocier. loolu tax yëpp fekk ko ci. ay Jeux olympiques de la jeunesse ak yooyu yëpp ak stade bu bees bi yooyu bu bëgg defoon yooyu yëpp yàlla du ko jàppale. pétrole bi aussi ci lay jéem a teg bakkanam. léegi nag yooyu nañ ko bañ. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam merci Salut l'Afrique ñu ngi lay nuyu bu baax Baba il nous reste une minute Salut l'Afrique vraiment kontaan rek si invité yi kontaan si yow si lu ñuy def wax dëgg yàlla macha allah donc il nous reste une minute rapidement nga tàggoo xam naa beneen bés xam nga ak sa temps bi xam nga rek jël naa si ay 15 minutes yooyu loolu moo tax mais vraiment ça a été bien expliqué lu ñu wax fii da mënuñ si teg dara. waaw Malick di ñaanal rek xanaa képp koo xamante ni rek foo mënti ne ci àdduna bi di ñaanal surtout nag sénégalais yi parce que fi mu ne nii Sénégal ñëpp tiit ça il faut le dire situation bi ni sénégalais yi di dund actuellement te li ci gën a grave mooy maanaam psychose pression boobu ñu bëri ñi ngi naan est-ce que man nii est-ce que te ñi fi génn àdduna ñoo bari. yàlla na ko fi yàlla yamale. defal ñu jàmm ak salaam. amiin merci beaucoup Baba xam naa ba semaine prochaine incha allah ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax rafetlu liggéey bi. dinañ ñëw aussi avec la voix des immigrés dinañu ñëw si seen clé groupe am nañu loo xam ne dinañ ko si exposer dans des semaines à venir merci. Amar Diaw maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. waa Facebook maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm partout dans le monde waa Espagne waa Italie di leen nuyu ak waa Sénégal aussi. ba semaine prochaine incha allah.